na lalay lala xut bu xaafi xëy ni bay na mashri yaa gën man daan nga seede leen gogo duñu mer foo ñu gis dañu ree di waxtaane Khalifa Mbaye Salam alaikum mesdames, messieurs, amis chers internautes de Dakar Buzz, bonjour ou bonsoir, ça dépendra ci heure bi ngeen di seetaan interview bi. Alors je vous l'avais promis, nee naa leen weeru koor bi peut-être chaque 2 jours ou 3 jours normalement dinaa dem xaaraani benn kër histoire de faire l'interview avec une célébrité koo xam ne yàlla daf koy jagleel nit ñi xam ko muy yëngu ci benn domaine. Alors ça fait très longtemps j'ai beau chercher comment faire pour faire l'interview avec cette personne-là waaye itam yombul woon ndax xat-xati jamono ak corona bi ñëw tëj ñëpp mais jamono bii sax ñoom ci la nekk seen jamono mais dama soxnaam mooy sama xarit ma jaar ko foofu parce que farwa góor ñi boo leen bëgg am foofu nga jaar seen soxna de alors je l'ai fait muy koo xam ne macha allah il a une voix pétillante il a une voix extraordinaire ñëpp seedal ko mu nekk ci domaine musique religieuse ñu gën koo xam ci Aboubacry Samb muy jàngkat bu fashion muy dund moderne mais copain maa ngi lay siyaare bég loolu mais avant tout je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup parce que j'étais au courant certes mais wax ma woon dara donc yàlla na yàlla yokk at yi yokk xéewal bi yàlla def la mag boo xam ne lépp loo bëgg da nga koy am. amiin yaa rabbi yàlla na ko yàlla defal. amiin mais joyeux anniversaire. amiin merci beaucoup tey lii laa la indil comme cadeau interview bu yaatu. bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa ibnayhi mu sibtayni ahlamil huda sayyiduna muhammad maa ngi lay nuyu di la ziar. di la jox sa wàccuwaay di la dalal ak jàmm. li nga ma jox cadeau neex na ma trop parce que je pense que depuis sama carrière bi ma commencé ba léegi maa ngi soog a def interview mu tombeek suma anniversaire donc nekk na loo xamante ne vraiment neex na ma bu baax a baax gannaaw loolu bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñuy wayjur di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fanam waaye itam ñaanal suñu wasila Serigne Maodo Sy ibnu Cheikh Hadj Abdoul Aziz yàlla na yàlla guddal fanam ci barke Seydina Mohamed di la wax salaamaaleykum wa rahmatullah ak waa Dakar Buzz yëpp jeex na alors dañuy débuter ci carrière bi parce que c'est pas évident ma toog ak yow mu nekk pour une première fois et puis ça sera vraiment benn interview bu yaatu Aboubacry Samb ñu bëri bi ñu la gisee ngay jàng dañu pose la question à savoir réellement est-ce que kii war na mën a def lu ni mel parce que charisme bi habillement bi look bi donc ñu bëri di laaj est-ce que lu mu donn la wala réellement lu mu gëstu ji la wala lu ko dab. waaw jërëjëf ci laaj bi bon lii lu ma dab la. tagg yonent bi à chaque fois je pense que wax naa ko ci samay interview yëpp. mu ngi ma dab bi sama wayjur bu jigéen génnee àdduna. parce que sama yaay dafa bëggoon yonent yàlla Muhammad waaye tamit bëggoon mag ñi donc du coup bi mu génnee àdduna ci la ma lii dab mais nag gannaaw ba mu ñu dabee tamit dañuy gëstu di xool bindu mag ñi li nga xamante ne loolu la ñuy jàng rek loolu la ñuy tari donc nag vraiment loo xamante ne daal lu ma dab la ci loo xamante ne man sax xaaruma ko woon donc lan moo nekkoon sa domaine de compétence lan nga doon yëngu avant nga yëngu li bon def naa gannaaw bu ma jàngee def naa maintenance réseau def naa aussi transit nekkoon naa ITS Sénégal déjà boîte boobu maa ngi leen di nuyu mais tagg yonent bi si boppam parce que je pense que bi ma nit ñi commencé xam di ma ràññee dama dem ba amatuma sax joti doon dem di liggéey ji tu vois parce que da ngay nekk gàmmu ba 5 heures du matin nga bëgg a dem sa kër nelaw pour après bëgg a yeew 8 heures liggéey donc mu nekkoon loo xamante ne dafa jafe woon ma jaayante nag ne comme demee na nii te nit ñi ñu ngi may commencé xam jël naa lépp jox ko yonent yàlla Muhammad donc nag base def sama base muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii dañuy faral di wax naan métier la ñii dañuy faral di wax naan du métier. yow nga ne lan. mais man métier la. métier la ci kaw nga xam. ku yonent bi. métier la nga xam sa bopp. parce que tey li tax mu nekk métier mooy. Aboubacry kenn du ko invité wul fu mu demul benn. maanaam lamboo daal. voilà waaw xëy na tu vois xam nga li tax ma ne tamit métier la mooy bi ma jëlee lépp jaayante jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñeewuma sama benn moroom donc teraanga boo xamante ne am naa ko ci àdduna rek parfois nga dégg mbër yi ñu ne ñoom ci
ci xaalisu làmb lañ leen ngéntee mais man tey teraanga bu nekk bu ma am rek maa ngi ko amee ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais dafa am lu ma bëgg ñu ma def ci point avant ñuy continuer liggéey bi da nga ko bàyyi. waaw dama bàyyi lépp. li nga jàng sa xam-xam da nga ko bàyyi na lépp. li ma jàngoo nag. dama jël lépp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà donc mais xam nga ni tamit doo jàng ba pare sax di fàtte. parce que sànq yaa ngi koy wax sànq yaa ngi naan ci charisme bi. ci peut-être li nga xamante ne indi naa ko. donc je pense que nit boo am na noo xamante ne buñ la ci yaree rek. ci lépp looy mënti dugg da nga koy yóbbaale. am na ñu naan Aboubacry jaay taar la de. waaw xam nga bu ñu waxee taar gi ci Yuusufa. nguuru Souleymane bi. neex baat bi ci Daouda. ñoom ñëpp dafa am li tax ñu am ko. donc man si je comprends bien da nga boole bu Yuusufa ak bu Souleymane muy neex baat beeg taar gi. yooyu yëpp laa jël nag. yooyu yëpp laa jël doon ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam booy dégg sax parfois damay tooñ naan yonent bi sama nduroo waale. donc nag bu ma jaayee taar. war naa mën a jaay taar. ndax kii mayee taar. moo ma def ni ma mel. macha allah am na solo loolu dafay am importance parce que gars yi dañu koy wax ci tubaab charité bien ordonnée commence par soi-même et puis aussi c'est important nit ku nekk da ngay am ce qu'on appelle la confiance en soi. da ngay gëm sa bopp. dëgg la boo rafetee nan damaa rafet mais boo ñaaw mel ni big taf taxaw ne damaa ñaaw macha allah ça fait plaisir déjà muy ñëw ci charisme bi parce que c'était pas évident on avait l'habitude de voir ñi nga xam ni ñi ngi yëngu ci li ngay yëngu. grand boubou la ñuy def. def koppati wala laxasaayu. donc yow nga indi style boo xam ne c'est purement moderne def costume cravate def chemise parfois nga def ay studio xam nga takk montre bu cher. bañ a bopp bi donc est-ce que yomboon na pour nga mën a adapté wu par rapport ak milieu bi ngay yëngu. bon c'était pas du tout facile waaw yombul. mais xam nga nit bu fekkee da nga gëm sa bopp. da ngay foncé wu ci dara rek. te bañ a dellu ginnaaw. c'était pas facile parce que tey. bu fekkee mag ñi dañu tàmmoon di sol 3 pièces di dem ci gàmmu. wala di dem sol 3 pièces di dem ci bërëb ñuy taggee yonent bi. yow nga bëgg a nekk benn ndaw bëgg a sol ay yére yoo xamante ne yére tubaab la bëgg ci way yonent bi. boo moytuwul dëgg ñu ne kii day fowee tarixa bi wala kii day yàq diine ji. te dégg nañu ko. mais jubluwuñu ci woon loolu li ñu ci jublu mooy ñun dañuy jàpp ne lépp lu am ci suñu àdduna rek. yàlla moom moo ko dogal. donc man yére yi nga xamante ne daan naa ko sol. di ci tagg yonent bi ay yére tubaab dafa ñëw naturellement. mais amoo ci ay retours yu négatif par rapport ak ñi fi jiitu comme li nga wax ne booy bi dafa ñëw bëgg a changer look bi bëgg a indi benn est-ce que amoo ci ay retours yoo xam ne kontaanoo ci. bon si wax naa ko sànq am nañ ci ay retours parce que tey neexul tey nga nekk ci benn mbir. nga am ci xol am ci yéene wu def ci loo xamante ne tey képp ku ko gis da nga koy bëgg après nga ciy am ay retours yu négatif. tu vois mais ñun. lenn rek lañ ci jublu mooy jamono ju nekk dafa am lu mu laaj. parce que tey mënuma ñëw tey bëgg a yee benn ndaw. di ko indil ay histoire yu yàgg. dëgg la tu vois génération bi man boo xoolee waykatu xale yi laa. tu vois man ndaw ñi say way sax da nga koy riime. waaw voilà tu vois donc man loolu moo nekkoon sama but quoi. parce que pour ma am ndaw ñi dëgg. foog ma nekk ci seen biir nekk ndaw ba pare. nekk dans le voilà bu njëkk même bu ñu daan sol ay 3 pièces. boo rombee ci koñ dañ naan waaye booy bi comme pas. nga ne da ngay parfois da ngay nekk ak sa ay xarit mu demee nan exactement. da ngay nekk ak say xarit. nga daan football ak ñoom. daan ànd ak ñoom di partager lépp. parfois nga bàyyi leen fa sol yére tubaab di dem ñu naan non xoolal booy bi léegi booy bi comme pas quoi. tu vois mais. depuis dañu xool depuis bi nga xamante ne tey indi nañ look boobu noonu. ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo ñu doon ay traité ay pas. ñoom sax ñoom ñooy bëgg di ànd ak ñun. di leen rejoindre. donc je pense que message bi côté boobu noonu jàll na. et puis voilà bi ñu koy def ba léegi ñu ngi gis ay yu positif macha allah et puis bu ñuy fàttali booy am benn anecdote ba may rappeler avant ñu génn ci cadre début bi tout début est comme ça dina am njëkk looy def yoo xam ne toujours dafay nekk source d'inspiration wala boo weetee xalaat rek ree. lan lay doon exactement ci say début. bon si sama début sama benn xarit ki nga xamante ne moom moo ma jàngal tagg yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam ma koy wax Modou Cissé jiite imam Modou Cissé. dafa am benn programme boo xamante ne ay paa ñoo ko daan way. donc paa yooyu bi ñu ko daan way. ñun ñu ñëw nekk ay xale nekk seen biir ñëw way programme bi. mairie ne bu déwénee paa yi du ñu ñëw. mais booy yi ñooy ñëw. problème yi nag commencé démarrer foofu. déwén
bi beneen at bi mu ñëwee ñun ñu ñëw way paa yi ñëwaat bi paa yi ñëwee ba nuyu sama waa ji daal baat bi dem ma tiit ma tiit goo xamante ne parce que waa ji fi mu nekkoon mënatul woon way ma tiit goo xamante ne jour boobu laa ne woon damay bàyyi laa ne damay début nga bëgg a bàyyi voilà début ma bëgg a bàyyi parce que dama ne non man attends man ci lan laa dugg tu vois donc loolu su ma ko xalaatee dafay nekk loo xamante ne mais ba ci tagg yonent sallallahu alayhi wa sallam am na yooyu waaw yonent bi njabar nañ ko dëgg la yonent bi njabar nañ ko dégg naa dëgg donc tey bu nu bëggee dugg ci benn milieu li tax ma souligner loolu da nga ma posé question bu graaw li tax ma bëgg a souligner loolu mooy mag ñi daan tagg yonent bi nañ leen continuer bàyyi ñoom ñuy tagg yonent bi ñun ñu ñëw topp seen ginnaaw ça veut pas dire que ay jeunes la ñu ngi innover affaire yi rek après non dañuy bàyyi parce que bu nu woon ñoom duñu xam tagg yonent bi tu vois donc affaire la boo xamante ne loolu vraiment mënu ma ko woon xalaat déjà lu ma jaaxaloon la lu ma tiitaloon la et puis ci laa xamee nag carrément lan mooy milieu bi dëgg la absolument lan mooy milieu bi yaatu na alors ñu nga jokk ci njabootu Seydi Hadji Malick buñ lay dégg ngay wax sax ci xeetu mbaxana yeeg phase yeeg yëpp vraiment voilà damay insister ci loolu mais dañu gis sa benn amour boo am ci tarixe yëpp mais damay des ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba parce que dem nga ma woy ci sëñ Saliou mu nekk woy bu daw yaram et puis mu doon lu normal parce que famille yi benn lañu waaye nga ñëw firndeel ko ci sa musique d'où vient l'idée nga woy ki nga xam ne moo di Serigne Saliou idée bi mu ngi jógee ci murit yi si boppam d'accord c'est-à-dire dama woy Serigne Babacar Sy mais ci commentaire yi ma daan lire YouTube yëpp da ngay dégg ñu naan man murit laa mais yaa tax ma bëgg Serigne Babacar ndeysaan murit laa mais man dama laa bëgg murit laa mais yaa tax ma bëgg tarixa Cheikh man daaw moon déglu wayu tiijaan mais yaa tax may déglu wayu tiijaan ma ne nag man faaw ma delloo njukkal murit yi xool ñoom seen xol ma viser ko laal ko mu nekk koo xamante ne dama am cofeel ci moom muy Serigne Saliou te ku ne Serigne Saliou xam na mu menoon ak xale yi donc wax bi ma doon wax je pense que mu ngi delluwaat ci xale yi ci waa parce que nee naa man su may woy rek damay woyal xale yi njëkk ba d'abord woyal mag ñi ci lañ bokk aussi voilà ci lañ bokk ci waa donc looloo ma poussé à ce que ma dem toucher Serigne Saliou woy Serigne Saliou Mbacké d'accord bi nga defee loolu ban retour nga am ci fi nga jokk muy njabootu Seydi Hadji Malick li ci war ni sa wasila Serigne Maodo Malick bu Serigne Abdou ak ñeneen yoo xam ne ñàkk nañu ci milieu bi mais d'abord ñi bokk ci fi nga jokk ban retour nga ci am bi nga wooyee Serigne Saliou Mbacké waaw alhamdulilah bi ma wooyee Serigne Saliou Mbacké bu fekkee ci mag ñi retour bu rafet laa ci am retour boo xamante ne retour bu ma neex parce que boo nee Serigne Touba ne Cheikh Seydil Hadji Malick xam ne ñoo bokk Maam Maaram donc retour bu ma neex laa ci am te itam boo xoolee ci samay wax dama doon wax naan man yamuma sax ci murit yi damay ñëw ci ñaseen yi parce que dama bëgg Cheikh al Islam damay ñëw ci laayeen yi damay ñëw aussi ci ñi nga xamante ne mooy chrétiens yi waaye ak ñoom donc je pense que ñi ngi xaar un jour kon nga def chorale ànd ak gars yi chorale mais bien sûr maa ngi koy waaj te chorale boobu su ma si waylu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way ci sama sëriñ ak sëriñ Babacar Sy ndax dem si yàlla si Julien Jouga gis nga la mu wayoon way woowu ba tey fayul donc tey pourquoi pas benn Aboubacry nekk benn jeune way ak ñi nga xamante ne mooy chrétiens yi way ci yonent bi wala way ci sëriñ Babacar parce que lépp dañuy defar rek tey Aboubacry bu wayee murit bi war na parce que boo nee murit ne Tidiane teg ci yeneen tarixa yi donc tey war naa mën a boole parce que mag ñi ñooy boole war naa mën a boole ak bi nga commencé way ba dem nag ci sa sëriñ nga toog mu xool la nga xool ko am na kàddu yëpp mënuñu ko wax nag gaaw mais yenn rek yi nga xam ne dénk na ak ba mu la gisee ci ngay way nga ñëw toog lan la njëkk a débat bi naka la demee débat bi ni mu njëkk a demee mooy li je pense que maa ngi koy sax soog a wax ci télé yow man day benn waaw ni mu njëkk a demee wax naa ko sànq sama wasila Serigne Maodo Sy ibnu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz maa ngi nuyu sama benn papa bu ñuy wax Pa Adama Diallo daf ma yóbbu maa ngi nekk lu ndaw mu yóbbu ma daayira ASECNA bu aéroport ñu waroon dem ziyaare ji Serigne Maodo Sy
ñëpp a ngi toog ci salle bi man daal ma jékki-jékki rek ne deres mu wàcc ci salle bi pour xool gan yi ma ne deres yuuxu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma way mu toog déglu ma ba noppi bi ñu waxtaanee ba ñëpp waxtaan ba pare mu woo ma jox ma tarixa cheikh ci bi ngay doon xale. bi may doon xale. mu jox la wérdu Cheikh mu jox ma wérdu Cheikh Ahmed Tidiane. donc loolu rek je pense que. est-ce que ba ngay dem loolu yóbbu woon na. yóbbu xalaatuma ko woon. pare woon nga itam. parewu ma ko woon xalaatuma ko woon. ok bi mu la ko joxee noo réagir. bon déjà bi ma ko joxee diisoon na ci man. waaw day diis kay. waaw diisoon na trop day diis de. waaw diisoon na trop parce que daan nañ dem ay xadara daan nañ dem ci ay programme mais dama ne am na charge nag bu tegu ci sama kaw. kon nag waruma yooyu yëpp nga war koo daj ci waaw ci jeune nga war koo dajale. donc c'était pas facile. mais après ci la ñu ràññee nag xam ne. bi ñu yàlla naree defar dëgg ci moom la ko jaarale. te laaju la sa avis da ngaa ñëw rek mu jox la ko. non boobu ñu ngi toog ci salle bi. ñu ngi toog ci salle bi. su ma juumul daal laaj nañ ma ndax jël nga tarixa bi ma ne déedéet ñu ne kuy tagg yonent bi da ngaa war a jël tarixa Cheikh Ahmed Tidiane. ba pare jox la ko. ñu jox ma tarixa bi donc mu nekk nag loo xamante ne lu rëy la. am na nag ñoo xamante ne dañuy posé wu la question ndax Aboubacry jël na tarixa bi. wala Aboubacry jëlul tarixa bi. waaw non nag c'est que li ngay dégager la yow da ngay dégager booy bi quoi da ngay dégager jeune. waaw mais xale laa xam nga tey. man xale laa. yàlla moo ma jox benn cër bi rek. mais gannaaw ba mu ma joxee cër bi nag dama ràññee. bi ki taf bàyyi yëg nga ne mosuma def erreur. bi ma commencé tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. lan moo waral loolu da ngay gëstu wala da nga dem ci ñi la fi jiitu nga ne leen jox leen ma wala da nga dem ubbi téere yi wala ubbi yenn yi nga xam ne xasida yi yu Seydi Hadji Malick wala yu Mawlana Cheikh Ibrahima wala Cheikh Ahmadou Bamba. nan la wala da nga dem ci ñi la fi jiitu ñu lay jàngal. waaw wax naa ko sànq dafa am koo xamante ne moom moo ñu jàngal tagg yonent bi. muy Imam Modou Cissé jiite. moom moo ñu jàngal tagg yonent bi. donc mag ñi dañu bind bàyyi fi. li ñu dem bind loolu la ñuy dem gëstu rek. boo déggee man la mosuma def erreur mooy. bi ma jëlee tarixa bi. dama ne man rus naa tey. rus naa def lu ñaaw wala rus naa tey romb wala dem fu ñaaw. foo xamante ne dinañ ne accam. Aboubacry mi kat def na lii. certes que nag boo nekkee ci yoon. dina am ñu bëgg dina am ñu bañ. c'est normal aussi. mais man personnellement. xam naa ne ba ma dalee tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba ma dalee tagg yonent bi. ak ma tête conscience. xam naa ne musuma. sama xel xalaatul sax. may def erreur. parce que bëgguma ëllëg ñu may jam. naan diw moo fi def lii wala moo fi def lii wala moo fi def lee. donc voilà d'accord alors kon je pense bien que yaa ngi bàyyi xel. que milieu bi nga nekk aussi. bu baax y aura toujours des coups bas. donc loolu c'est tout à fait normal. faaw ngay gis ñu lay fakastal. ak lu ni mel. seen milieu jàppee nga ko compétition wala. bon. bu njëkk bëri na gars yi nag bëri nañ fi de sa genre yi bëri nañ fi de surtout seen woy boobu damay bañ a juum. waaw acca damay bañ a juum dama lay dimbali. waaw xaw ma mooy mbay daan xaw ma xubbil xaasi xëy na xeet yooyu noonu damay bañ a juum. ngeen baal nga ne du ma ko yeggali. xubbil xaafi xëy ni daan nga. mais tey da ngay aw de. acca mais gars yi fi nekk dañ may ànd sama baat fi mu toll non amul benn problème man damay jàkkaarloog yow fi mu ne nii. li ngay def confrontation man tey moom laa lay def tey. kii tay jàkkaarloo ma sama ennemi la te erreur du ma ko baal ñëwal man xanaa daan nga rek la je pense bien. yow téye ko ci daan nga rek. acca xutbul xaafi xëy ni daan nga. baynal mashriqi daan bi taf yaa leen gën yaa leen man daan nga seede leen loolo. yow da ngay bàyyi émission bi léegi da ngay aw. mais boobu dañu gis ñu bëri même ñu nekkul ci tarixa cheikh dañu koy reprendre. et puis à travers les réseaux sociaux ñëpp di ko reprendre mais ñoo xam ne dañu koy def son mooy wane ni yéen seen milieu bëri na compétition concurrence bi tar na de. waa si bon xam nga bon suñu milieu. Big Taf dugg nga fu garaaw. yow laay la. bon suñu milieu. je pense que pour man. ku nekk nit rek. waroo ko jàppee compétition. certes que nag am na. am na mais ñëpp yamuñu. waaw mais ñëpp yamuñu. moo tax ma ne ku nekk nit. waroo ko jàppee compétition. parce que man jàpp naa ne man du ma compétir ak kenn. parce que xam la moo tax. ku nekk ak ki la saf.
dama woy Serigne Babacar Sy góor gi nag teg ci loxoom bu baax benn góor ne ma bi nga woyee Serigne Babacar Sy nga waroon a xam ne coow li dina bëri ndax bayre Serigne Babacar Sy ëpp na ci yow. ci yow xale bi waaw bayre Serigne Babacar Sy ëpp na ci yow mu nekk way woo xamante ne tey tëbuma tëb rek way ko dafa am lu nekk ci suuf parce que Serigne Babacar Sy li tax ma bëgg ko ci sama way jur la jógee nee naa sama way jur sama maam bu góor jëndoon na oto jox ko Serigne Babacar Sy ba noppi nekk chauffeur am te pourtant bokkuma ci benn famille buy way yàlla dogal may tagg yonent bi. yow volant bee yegg si ba ci yow. waaw man nag waaw voilà donc voilà mu nekk nga xamante ne nag mu nekk loo xamante ne lu yéeme la. bi ma ko woyee coow li bëri ñii di wax fii ñii di wax fële. ñii di wax fii ñii di wax fee mais ku xool way wi xam ne way wi saf na àdduna. te loolu léegi lañ ci jublu woon. donc nag ma ñëwaat ci côté compétition bi ngay wax noonu. parce que mbir boo ci nekkee Sénégal dañoo baaxewu que waaye diw moo dàq way diw. wala diw moo dàq way diw wala diw moo dàq way diw non loolu boo xàmmeewul rek da ngay daal di yëkkati sa mbagg. yàlla xam na ne man de personnellement xaw ma nag ñeneen ñi. certes que nag am na. compétition. am na compétition am na compétition ndax si waaw parce que dañuy waxtaan dañuy waxante dëgg. am na mais man Aboubacry laa wax. du ma compétir ak kenn xam nga lu tax. mooy dama ñëw indi ci mbir mi loo xamante ne. ku ko xool. xam Aboubacry di nga xam ne kii compétirul ak kenn. bu keneen nag indee. lu ëpp man li ma def. dama koy féliciter parce que sama but lenn la. mooy ñu valoriser ñiy tagg yonent bi déjà. sama but lenn la. mooy tagg yonent bi gën a am doole. parce que tey boo xoolee musique bi ni mu demee woon tey boo demee par exemple Sodav. mais ci ñiy tagg yonent bi ñoo fa gën a am doole. boo demee Sodav. ñiy tagg yonent bi waaye. ñi tagg yonent bi. waaw bokk nañ ci ñi fa gën a am doole donc suñu biir loolu la. su amee compétition. maa ngi ñaan nit ñi ñu bañ ko tamit gën a jàppee ñu bañ ko jàppee compétition. mu nekk benn concurrence bu loyale concurrence bu saine loolu nga bëgg. loolu la non waaw en fait su ma sañoon sax du nekk benn concurrence quoi. certes que am na mais bëgguma mu nekk. mais yow mën nga ko bañ a def loolu. waaw yow mën nga ko bañ a jàppee loolu. mais am na ñoo xam ne bu ñu gisee Aboubacry mën nañu fi Aboubacry yegg bëgg naa ko dépasser. waaw loolu nag ñenn ñu ci mën a dimbali en fait. ñu ci mën a dimbali mooy suñu ay soppe. parce que léegi-léegi maa ngi lay wax ne la. bu nit ñëwee ne xaaral ma ñëw dépasser Aboubacry li mu def. man dama ko ciy sant dama ko ciy gërëm. parce que dama naan man vision bi ma amoon. keneen ñëw na am vision. bu raw man vision bi ma am. d'accord kooku bu amee vision man ba dépassé ma. man maa ngi xoolaat ak ñi may liggéeyal naka laay amaatee beneen vision. ba mbir mi gën a dem ci kanam. d'accord voilà alors foofu baax na je pense bien que concurrence bi moom mënut a ñàkk mais ku ci nekk ak na nga koy jàppee. baax na alors fi ñuy dikkee mooy bu ñu ñëwee nag ci weeru koor wax ko weeru promotion la comme ni ko gars yi di waxee waaye seen weer la yéen itam yéen jàngkat yeeg conférenciers yi. déjà avant may ñëw foofu naka la def sa rapport ak ñi nekk taggkatu yonent yi ak taggkatu Seydi Hadji Malick en l'occurrence ki nga xam ne papa la ci ñëpp muy Doudou Kane. ak Serigne Maodo. ko yore moom itam naka nga demee ak ñooñu exactement ak keneen ki suñu papa bi tamu je sais pas comment il s'appelle encore te bët yi xawut a neex noonu ñu baal ma ci kàddu bi kan la waay pa bu ñu Sambu voilà Sambu wax nga dëgg ñoom ñëpp samay xarit lañu ndeysaan suñuy ay kilifa lañ ndax ñoom ñoo ñu jiitu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sam bi nga mujjee tudd noonu bokk naa ci ñi nga xamante ne tamit bokkoon nañ ci ñi koy njëkk a aaw daan naa ànd ak moom di ko aaw. par la suite nag la yàlla dogal xëy na peut-être ñu jël suñu yoon. di tagg yonent bi. ku ci mel ni suñu papa Doudou Kane. suñu waajur la. dañu koy ñaanal suñu borom guddal fanam bu baax a baax. ak koo xamante ne tey référence la ci man. ma koy ñaanal damay faral di wax ni du ma géwél. mais ki tax ma bëgg a doon géwél. kenn la muy Abdou Aziz Mbaye. d'accord bu maam Moussa Ale Mbaye. parce que li tax ma koy wax naan li ki tax ma bëgg a doon géwél. c'est-à-dire ñooñu seen baay moo daan woyal Seydil Hadj Malick. ñoom ñu ñëw di ko woyee ci anam gu neex. ngéwéle boobu ci ne. man moo ma neex ba ma naan su ma doon delluwaat
pour nekk beneen xeet géwél laay doon parce que nanuy taggee yonent bi moo neex moo neex donc ñooñu ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax a baax saam bi ngay wax rek barki dem moo njaay ñoo fanaan ci tànt ñooñu samay xarit lañu mais aussi samay kilifa lañu d'accord su ma waxee rek du ma wax nii parce que voilà parce que ñëpp xam nañ Abou Bakri dama bëgg rek mu leer ne ñooñu samay kilifa lañu parce que dama leen sopp dama leen bëgg saam day tëdd ci lalam mu ne ma kaay woo ma téléphone ma ñëw mu ne ma génne sa téléphone ma génnee sama téléphone muy way ne ma enregistré lii air bi way ko boo ko wayee dina neex ndeysaan kon xam nga kooku am na complicité bu rëy bu am sama diggante d'accord koor gi nag yéen seen période la macha allah xaalis ci lay gën a bëri ñàkk jot gi ci lay ëpp bu ci am soxna sa soxna bu ko si elle est pas compréhensible dina xaw a metti yàggal foofu waaw yàggal foofu ma yàgg foofu daa non kooku sama xarit la bàyyi ma faral ko parce que moom laay faral moom itam déjà dafay nekk lu xaw compliqué déjà tagg ko yoon koo xam ne guddi lay ëpp lu muy jukk maanaam liggéey guddi la bu ñu rafetal ko maanaam génne dem ci tente yeeg yooyu waaye jamono ji dañoo gis bu ñu waxee rek les gens s'apprêtent vraiment di xaar les émissions télévisées yu ci mel ni ay encore plus foofu ca 2STV foofu ca 2S waaw ay quartier général effectivement ay grand plateau ak yeneen ñu bëri naan compétition bi ñuy daw dañu koy def tey ñu ne Seydi Hadji Malick moo aye tey ñu ne Serigne Touba moo aye tey mu ne kii ak kii ba ku ci nekk ñu woo jàngkat ba ko yee loolu ñu ñëw naka nga apprécier lu ni mel appréciation bu rafet la pour man parce que wax naa la ko sànq ku jàppee sa bopp concurrence rek wala di concurrencer ay nit da ngay sonn parce que tey amaana am na ñoo xamante ne parce que tarixa bi dafa yaatu murid Tidiane Xaadir Ñaseen tey Abou Bakri am na ci luñ koy xaaree muy bu ñu nee invité nañu waa kër Cheikh Seydil Hadj Malick Abou Bakri mooy ñëw donc Abou Bakri dina wayal ba wayal murid yi tey ñu wax ne tey benn waykatu murid moom mooy ñëw mais loolu sant yàlla la parce que amu fi woon bu njëkk ci ay conférence lañ daan dem ci ay gàmmu lañ daan dem donc bu ñu demee tey ba encore plus di def spécial Mame Abdou wala spécial Seydil Hadj Malick wala spécial Serigne Touba ñu woo ci ay nit ñu ñëw pour tagg ci yonent bi mais loolu je pense que lu rafet la mais nag ak ni ñu koy defee d'accord foofu baax na ak ni ñu koy defee parce que li tax ak ni ñu koy defee je veux pas que tey ma taxaw naan non sama sëriñ Seydil Hadj Malick moo gën waaw parce que foofu la gars yi di waxee parce que wax yi fa lay juddoo fa lay juddoo ci nekk ràcc jëmale sa kanam waaw te boo ko defee rek mu dëll donc tey nga nekk benn murit ne Serigne Touba julli na si géej gi bi mu jullee si géej gi lii kenn defu ko wala ñëw taxaw ne am na wax yoo xamante ne en fait bëgguñu sax rëccale di ko wax donc tey je pense que tey yow mi nga xamante ne tey yow yaay murit bi war nga def de telle sorte que booy waxtaan ci Serigne Touba mu rafet ànd ak teggin ba Tidiane bi bëgg Serigne Touba Tidiane bi booy waxtaan ci Seydil Hadj Malick war ngaa def de telle sorte que murit bi bëgg Serigne Seydil Hadj Malick parce que à chaque fois damay jël exemple ci sama way wi sama way bi ma way muy Tidiane muy catholique muy ku mu mënti doon amul ku mu neexul donc man damay lancer benn appel à ce que ñu bàyyi parce que Seydil Hadj Malick yàlla dafa am lu mu ko cërale Cheikh Ahmadou Bamba yàlla dafa am lu mu ko cërale sama Alaaji Abdu nee na bihi naa la ma naa la rijalu maratiban minal malikil adla mi jatla anil asri mu ne góor yàlla yëpp li ñu am ñu ngi ko amee ci tagg yonent bi yow li nga yor suñu borom waxoon na ne ala kulli haal di nga ko am dëgg la man xalaatuma woon que ne dinaa tagg yonent bi li ma am damay jàpp ne suñu borom moo ma ko may kon nag nanu xam ne Alaaji Malick am na lu ko yàlla may Serigne Touba am na lu ko yàlla may nanu gën a boolewaat tarixa yi tàppe xol yi comme ni ko Cheikh Hadj Abdoul Aziz daan waxee ñu gën a tàppe xol yi parce que yooyu dafa xeewi ay Serigne Touba moo Serigne Touba moo julli si géej gi wala Alaaji Malick moo fi gën wala kii ba ñu gënee yàgg na ba ñu gënee ñun juddooguñu suñuy waajur juddooguñu parce que gën gi ñu gën moo tax yàlla may leen tey ñun ñu mën a topp seen ginnaaw mais nag nañuy ràññee tey xàmmee ñu bañ a dugg ci yenn détails macha allah bu ñuy dégg ngay wax dafay mel ni boo ne modérateur koo xam ne ndeysaan yow mos nga dem ci tante mu murit yi nga mu invité la ci murit yi sax laay gën a jooyloo ndeysaan murit yi laay gën a jooyloo murit yi tamit
bokk nañ ci ñi ma gën a bëgg franchement. yow daal da ngaa tëddee njaaxaanaay. waaw dama tëddee njaaxaanaay. foofu am na solo. waaw dama tëddee njaaxaanaay li ci lu ñu dese ci temps bëreetul. lu tax tàggkatu yi léegi dañ ñu leen di gis ci ngénte yeeg takk yeeg bon pour entre guillemets dëj yi dafay am. parce que au début ngénte lu ñu fa xamoon taas mbax rogi bi taj temps mu tolli affaire bi neex ah. dëgg la voilà mais léegi dañ leen fay ëpp yéen lu ñu leen fay gis yéenay jékki-jékki rek def ni sama xaritu bongo maa ni ñoom vie ñaam bongo dem moom sax dañ koy woo garaawal. yéen da ngeen jékki-jékki dem wala dañ leen di woo ne leen kaay tey nag bëgguñu fi musique mais dañu bëgg ku ñu tàggal yeneen pour xale bi am barke. bon xaw ma keneen. mais man. je peux dire que innovation la ci man. et puis dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que avant ngénte yi sax. wala ak dëj yi. ci anniversaire yi. parce que parfois nga gis nit Big Taf di def anniversaire am. mu ne xaaral ma dem def benn surprise wool ko Aboubacry. en fait fa la mbir mi jógee. même bu fekkee ci ngénte yi. ñun ñi ñuy woo ci seen i ngénte. pour ñu ñëw bégal leen ci yonent bi soit dañuy bëgg a tuddee seen doom yonent bi. wala ñu bëgg tey liir bi ñuy jur bi ñu jur mu barkeel. moo tax ñu ñuy woo ci tagg yonent bi. ma ñëwaat ci anniversaire surprise yi. wax naa la ko léegi bëri na tey par exemple ñu bëgg gis Aboubacry te mën ñu ko gis. dama joxe sama numéro képp koo xamante ne bëgg nga ma. gis wooteel ci diw boo wootee incha allahu rabbi. ñu bàyyi suñuy déplacement ñëw bégal la gis naa vidéo yi parfois da nga daan dem ci anniversaire yi de yu bëree bëri. voilà donc foofu nag la lépp commencé. waaw parce que pour dire vrai man daaw moon dem ci ngénte yi. dëj tamit bu nu fa demee. c'est pour apaiser waat xol yi quoi. je me rappelle mës naa dem ci benn dëj benn femme mu ngi may seetaan xëy na. jëkkëram dafa génn àdduna. may. suma benn xarit ki may wax nii maa ngi koy nuyu Pager. te ki toog ci salle bi. am na ku toog ci salle bi di Mouhamed mi yaakaar naa ñoo àndoon. ñu dem ci femme bi. mu ne ma femme bi jëkkëram daf la bëggoon. femme bi itam daf la bëggoon jëkkëram dafa gaañ dama bëggoon nga ñëw nga taggal ko yonent bi. bon ma ne ko y a pas de problème ñu dugg ma wayal ko rek ñoom ñëpp ñu jooy. ma commencé way ba si yàgg rek. mu ne billaahi dëj bi dafa neex. moom borom dëj bi. ndaw si. ndeysaan mu ne dëj bi dafa ala daw me. ndeysaan. tayu ko sax. tayu ko ça veut dire que moom nakkar ba mu amoon. yonent bi apaisé na ko ba yëgatul nakkar bi. ndeysaan. xam nga ku ne dëj bi dafa neex dina jaaxal nit ñi. mais pour wax la degré bi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am. donc tey ça veut pas dire que dañuy dem ci dëj parce que dañu bëgg a dem. gis nga Big Taf. barki alquranul karim. barki sëñ Babacar Si. ba fi may waxee yow nii dama sonn. ça se voit sa bëri ku la ko xam ne. non xola li ma lay wax nii. damay yërëm sama bopp damay yërëm ñi may àndal. rawatina suma soxna. dama leen di yërëm. ça veut dire que tey xam nga nit mun nga ko gis mu dem ci dëj nga naan non ñi dañuy dem yalwaan wala dañuy dem def nii wala dañuy non. ñun suñu degré dépassé na loolu quoi. ça veut dire que tey bu ñuy dem ci ay bërëb. di fa tagg yonent bi. dañuy jàpp ne yonent bi moo ñu fa orienté. da ngeen am cachet ci yoon. waxal rek nag saa yi. waaw cachet day am cachet kay. mais Big Taf ñun nag nekkuñu confrontation nag. non mais day am cachet. non Big Taf loolu rek cachet yi laaj ma sax ñaata la parce que xam naa ni moom million dépassé lay jëm non eggagul foofu. mais bon ñu ngi siy sant yàlla. parce que macha allah yàlla sant yàgg. c'est vrai que ñun bu ñuy woo ci dëj. mën naa jël cachet fépp nag. sauf si dëj. d'accord. parce que liggéey bi may liggéey. c'est professionnel. da nga ciy jaamu yàlla aussi. dama ciy jaamu yàlla. mais wax naa la nee naa la benn métier la. métier la parce que si xaalis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nu may terale. macha allah te rus naa ma dem programme. Big Taf dama naan jógee programme ñëw ci nit mu woo ma. ma paas taxi. dem. defal ko programme am bu ñu paree. merci la ñuy wax ñu dem. te pourtant ci début bi. ci début bi. waaw boobu tey amagu voilà en fait waaw parce que en fait looloo tax ma ne la en fait dama la bëgg wax fi cachet bi jógee. all right. te ñi may àndal. dafa am ñoo xamante ne ñii ay tailleur la ñu woon ñii dañuy liggéey ki ma lay wax tey par exemple maa ngi naan la si transit laa nekkoon. tey par exemple sama rakk ki topp ci man. mu ngi itee Sénégal moom mu ngi nii toog. moom mu ngi si transit bi. dalay aw. waaw moom daf may aw. waay Samba. xam nga baax na waaye yéen rakkam yéen wax de jàng leen.
xam nga moom itam mu ngi ci transit bi donc dama la bëgg a wax fi cachet bi jógee tey par exemple ñoom dañuy bàyyi seen i métier wala bàyyi seen i yitte ñëw ànd ak man ñu dem programme way bu ñu ñëwee ku si nekk après dem ma am ñeewantal ci seen ci ñoom d'accord tu vois donc ñeewantal boobu nag moo tax ma ne xaaral léegi su ma dematee programme comme ñoom am nañu fullawu dañ leen di woyal ñu kontaan ba pare am fullawu bàyyi ñu ñoon ñu dem man dinaa am fullawu wax ne bu ngeen ñuy woo kat jox leen man déplacement bi lii la sauf dëj ok d'accord loolu am na jarul laaj de macha allah alors li ñu dese ci temps bëreetul jusque parfois nit ñi ngi doon xaar Aboubacry Samb dem grand théâtre corona bi ñëw dëgg la yaa ngi ci ba léegi si ñu ngi ci ba léegi parce que je pense que période bi corona bi di ñëw ci lañ doon annoncé suñu grand théâtre si gis nañ loolu ndeysaan tu vois donc corona bi ñëw après yàq nag lépp album aussi ñu ngi ciy liggéey waaw ñu ngi ciy liggéey boo xoolee bi ma dalee tagg yonent bi ay single rek laay def gis nañ loolu kay damay génnee single rek jox gars yi voilà mais nag dem nañ ba xam ne fi mu ne nii mbir mi liggéey la laaj nit ñi di ñu wax nañu dañu soxla sa CD dañu soxla sa ay clé donc ñu ne dinañ liggéey ci album mais da nga koy moderniser day am yéen instrument yëpp wala yow man voix naturelle bi rek damay def kora damay def clavier damay def tabala pour le moment ci laa nekkagum d'accord amul ay sabar ak tamak yooyu non xam nga tabala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jógee Màkka di dem Médina tabala lañ ko daan tëggal mooy bi ñu koy talal badru alayna moom lañ ko daan tëggal léegi parfois nag xaw na métti ci ñun parce que foofu tamit damay lancer appel à ce que nit ñi xam ne du ay sabar la ñuy def tabala la ñi may tëggal waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Labi lañu ak ñoo mën loolu te dañu ko mën dañ ko mën de man tëbuma tëb rek way tabala Big Taf bàyyi yëg nga ni man lu ma yëg mu neex sama xol dama ciy way yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama dem benn programme ay xaadir di ma tëggal ma way ci sëñ Babacar Si mu neex ba may way mbay daan na amoon na ku ko wayoon di suñu baay mbay doon ne mbay du kenn mbay way ko man ma gént way sëriñ Babacar Si ci tabala looloo tax ma way moo tax ma way wi sëriñ Babacar Si donc tout qui est instrument boo xamante ne tey bu ko nit déggee mu neex ci xolam su ma si waree way reggae sax dinaa ci way yonent bi reggae kon ñu ngi xaar mbay yow ak mbalax maa ñi rapport yi ngeen def mais pourquoi pas jeex na lu tax nga bëri fan sa xale yu jigéen yow jigéen samay xarit madame baal ma de dañ koy waxtaan bëri ay fan sa xale yu jigéen parce que booy génn ci télé yi dafa sikkim bi madame nag yow am nga problème de gérer rek naka la apprécier parfois métier bi ni mu mel guddee ñëw bi nga takk xale macha allah sa morom dëgg la est-ce que xam nga ni maa ko doon encadré mat ñi may seetaan dinañ foog ne aayu ma ndeysaan pourtant jàng naa de waaw ndeysaan mais aayul woon non waaw c'est non pas parce que nee naa ko aayo woon non man da koo bëgguloon mat moom déjà bëgguloon mat parce que man daal dama toog benn jour di la seetaan si télé bi ne ko waa ji il est bien macha allah parce que liggéey mën na ko mu ne ma baa xam nga ne kii moo ma doon jàngal mat waaw daan naa ko jox ay cours ma ne ko kon de yow xanaa da nga daan wax ba sonn ci laa xamoon ni kii faaw ngay way mu lay dégg xam naa boobu mat bi newul woon ci bopp bi quoi naka lay apprécier déjà nga nekk am jëkkër boo xam ne guddi lay ëpp lu muy génn di liggéey si jàmbaar la su ma waxee rek te yàlla tax sama soxna jàmbaar la parce que bi ma ko takkee ci farata yàlla ak sunna si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogal na li ñu ko yabee moom mooy na nga xam ne jëkkëru artiste nga yor li ñu ko yabee mooy na nga xam ne ki ngay sëyal liñ ko ñi njëkk a def ci bopp bi mooy xamal ne jigéen ñi dañu koo bëgg kon man juumuma waaw non juumoo foofu moom yow da nga xam sa waay da nga ko xam donc mu xam ko ba pare toogaale ko mu koy faamu nangoo muñ waaw mu ngi muñ nag te mu lire commentaire waaw non parfois non si parfois sax mu lire xam nga fan yee dama nekk ak sama aba maa ngi koy nuyu de passage ñu taxaw mu ne ma sa xol bi am na lu ci ne bëggoo ko wax waaye dinaa ko wax ma ne ko bul wax te boobu ñu ngi doon waxtaan ci beneen cadre mais boo xoolee ci commentaire yi am na ñu naan non sa waay ñaareel moo nekk ci xol ci xol bi man gisuma ko de moom moo ne ma xoolal kii naan nee na ñaareel moo nekk sa xol bi ma ne ko tey yow bu jolu ngay xool li ndax man xooluma ko xam nga mais vraiment daal jàmbaar la bugguma wax mu xaw a ne non jàmbaar la waaw bu ko teel a tàgg waaw dañuy cenc maay xam nga donc te bugguma mu cenc maay waaw dafa leer mais vraiment daal mu ngi may dimbali ci sama liggéey bu baax a baax a baax a baax te
certes que borom këram laa. mais daf may ménager aussi. ndeysaan yàlla xam na parce ko que man moom laa contacté. moom nga contacté tu moom laa contacté moo ma jox heure mais nekkati daf maa teg dir sa jour anniversaire la ma jox. oui billaay non boobu moom tegul la dir parce que. maa ngi profité waale aussi di baalu site internet yi. parce que boo xoolee nit ñi sites yi ñu ngi may woo. mais jot bi parfois moo ma dul may def ay ITV tu vois. donc parfois ñii dinañ ne sax Abou dafay taamu. ñi muy defal ay interview non amul. Loolu amul donc déjà maa ngi leen di baalu bu baax a baax. parce que liggéey bi dafa métti boo xamante ne. du ñu mën a def ak peut-être ñëpp ay ITV tu vois. d'accord mais daal vraiment mu ngi may ménager. mu ngi may dimbali. même keroog dama ne ko wuy ma est-ce que ñoom Big Taf doo leen sax wax ne leen nañ ma dimbali parce que dama sonn. laay voilà da nga koy def la ma wax. lu ci waay mën. non loolu sama waay la nag. da nga koy def mais est-ce que ITV bi daaw lañ ko war laa waxal moom daaw effectivement parce que daaw la ñu ko waroon def. dañ ko waroon def mais man maa def yëfi saay ba génn ci. waaw gis nañ loolu mais tey rëccoo ma. mais tey moom da ngeen ma am quoi mais kontaan naa vraiment ce fut vraiment un plaisir. ma bàyyi la nga tàggatoo ak internet yu Dakar Buzz xam naa li ñu du temps sax waaye li ñu waroon am ci question yi ma préparé woon yi ma dencoon jeex na et puis may kontaan ci réponse yu juste yi claires yi ma bàyyi la nga tàggatoo ak internet yu Dakar Buzz. jërëjëf Big Taf déjà maa ngi lay remercier bu baax ci dalal bi nga ñu dalal. di sant bu baax samay soppe. di leen jéggalu. di profiter aussi si occasion bi à travers Dakar Buzz. di yeesalaat sama cofeel ci ñoom. waaye itam di yeesalaat cofeel ci ñi may àndal. di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñoom ñi ngi ci salle bi. waaw ñu ngi ci salle bi. d'accord ok colonel Faye bi waaw colonel Faye bi. ok waaw maa ngi leen di ñooñu parce que ay jàmbaar lañu. dañu may jàppale ñi may tëggal tabala itam dama leen di jàppale. gannaaw loolu damay ñaanal sama waajur bu góor. yal na yàlla guddal fanam. amiin yaa rabbi. sama première fan sa moom la. ndeysaan. sama première fan. mooy sama papa la. ndeysaan. sama yaay fekkeewul fi may taggee yonent bi mais moom itam mu ngi may jàppale bu baax a baax maa ngi koy sant di sant waa Zac Mbao fi nga xamante ne foofu la lépp tàmbalee. parce que bi ma toxoo Zac Mbao ñoom ñoo ma njëkk a gëm. di sant suma soxna waaye itam di sant yaayam du sama goro. sama soxna la moom mais ñoo bokk ndey ak baay. ndeysaan. sama confidente la. su ma jaaxlee dama koy woo. ñu waxtaan. mu nekk goro goo xamante ne sonalu ma. parce que bu ma sonaloon tey du nu mën a toog fii sax di def. d'accord ITV tu vois. maa ngi koy ñaanal yàlla bu mu gis dara lu ñaaw ci ñun. amiin yaa rabbal. may sant daal sama soppe yëpp. fi may tëjee nag mooy ñi nga xamante ne danoo sori ci man. nit mën nga xamanteeg nit ay at. yàlla ñëw boole la ak ñi mu la war a booleel. ñi ma war a booleel nag dama ciy lim nga baal ma. alxaaj Youssou Samb. di sama waay. di sama conseiller. di ci nuyu Père Aydara. di ci nuyu Coro Mar Ndiaye bu TFM. Coro démb dafa am lu ñu gis ci moom gis envoyé naa ko vidéo bi. bii paa bi di joxe yooyu ngay bind pour gaaw am. waaw loolu man jaaxal na ma. Coro mu noté. waaw ma envoyé na ko li ngay bind ak li ngay réew wax ñu ko. waaw parce que mu doon ku baax vraiment Coro. oui mu ku baax. nit ku wàccee boppam. ku bëgg nit aussi ku bëgg nit ku yaatal ci milieu bi. ku yaatal ci milieu bi te ku mën liggéeyam la. macha allah. bu ma waxee Coro ba pare wax Yaxara Diagne. su ma waxee Yaxara Diagne wax Mbayang Ali Nguy Ndiaye. di doomi Ali Nguy Ndiaye. ñu koy nuyu bu baax a baax. buggul di feeñ ci écran. buggul sax ñuy wax naan Mbayang lii wala Mbayang lee. mu nekk nit koo xamante ni nit ku baax a baax. macha allah fi mu ne nii wax ji may wax nii rek su ma paree moom xeex la parce que buggul ma tudd ko. am na sànq sa gars yi am na gis naa ko ñëw moom bàyyi naa ko xel mu lay dee di la wax naan non tontool nii soit zen soit lii maa ngi koy dégg ma ko faalewul man ay nopp kii laa am dama ko ba tamit dañuy dégg lépp de ñu gisoo ko la man téléphone bi laa jox la ba mel ni ku ko déggul. non cela prouve que ñoom ñi ngi lay jàppale ci sa communication et c'est important aussi. effectivement cela montre que yaa ngi professionnaliser sa liggéey noonu la. effectivement xam nga ñoom. comme ni nga ko gisee rek. su may wax dañuy tiit dañuy jaaxle. parce que du ñu bëgg ma def. benn dégg naa mu naan kii dafa professionnel. voilà dégg naa loolu de ak ma ko dégg. te boo xoolee bi nga ñëwee jëm na la def xarit parce que mu ngi bañ. xam naa nga dugal faale wu ma ko waxuma gisoo dama ko fël nga ma ci yenn gars yi donc voilà ñoom la ma yàlla booleel. ñu am benn groupe boo xamante ne journal intime la ñu ko tuddee. ndeysaan. journal intime la ñu ko tuddee ba ñuy ànd boobu takk gu ma sax soxna. mais sama soxna tamit ñu ñëw bëgg sama soxna. ma ciy nuyu tamit sama yaay ajaratu gay wilaan
di soxna si Ali Nguy Ndiaye di yaay bu mat yaay njaboote ñëpp nag macha allah njaboote ñëpp donc daal du nu guddal maa ngi sant bu baax di gërëm bu baax mais aussi di jox samay soppe rendez-vous parce que sama soppe yi ñi nga xamante ne ñoo nekk Zac Mbao ñi samay rakk ñoom ñoo may sargal le 24 le 24 bi le 24 bi maa ngi la ciy invité waaw dañuy dem Malick dañuy dem ñëwal ma woyal la Cheikh al Islam dañuy dem gars yi dañuy dem mais booy ñëw yow caay bu ma topp de waaw moom sànq ba léegi nga wax ci caay non caay du ma topp caay du ma topp non du ma topp vraiment ma leen di invité bu baax a baax ñëwal ma woyal la Cheikh al Islam incha allah ndax gis nañ sa cofeel ci moom macha allah donc vraiment du ma lim aussi ba jeexal te tudduma kenn koo xamante ne daf noo bëggoon loolu di suñu yaay di borom kër gi ñu gën koo xam ci taa Marème yàlla dogal mu génn àdduna le 4 octobre dañuy ñaanal sama yaay di saraxal sama yaay ñu woo sama soxna ne ko sa tante gaañu na sa tante génn na àdduna te daf ko bëggoon loolu te ci saalam bii la ñu toog tey di def ITV bi yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm ci barke yonent bi di nuyu ay doomam buy di nuyu Astel nekk tamit sœur bu mat sœur ak jëkkëram papi donc vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ce fut vraiment un plaisir mais nga baal ma allez-y maa ngi nuyu nag am na ñoo xamante ne tey ku ci mel ni Rimka Couture faaw ñu tudd allez-y parce que tey Rimka fu may dem programme su ma ko woowee ne ko allez-y kon nen allez-y voilà donc ku ci mel ni Rimka Couture jaar na yoon tey bu may def émission tudd ko dëgg la parce que damay am invitation à la télé ne ko suba dama am invitation wala ginnaaw suba dama am invitation si saa si mu ñawal ma di nuyu tamit sama frère koo xamante ne tamit dafa bokk ci suñu ay conseils di Jili Fashion Jili ñu ngi koy ñaanal yàlla liggéeyam yàlla na yàlla barkeel ak suma benn xarit boo xamante ne ñu ngi koy wax Abdoulahat di Asalih communication d'accord mooy bi nekk ci en face Masalikul Jinaan waaw bëgg naa nga dem fa gis nga téléphone bi iPhone 12 la dëgg la sànq fa la nu ma ko iPhone mooy téléphone boo xam ne day am publicité gratuite non gratuite kenn mënu ci dara quoi garaawul gratuite sànq la nu ma ko jox parce que nit daf ma ne dama xam sa diggante ak moom nanu fa daje ñu daje fa xaw ma woon sax pour man moom mooy jënd téléphone mu ne sama waa ji borom Asalih communication jox ko iPhone 12 Asalih communication en face Masalikul Jinaan samay xarit lañu donc ñoom itam nan la jox ci yu baax si damay yóbbu 12 simple ñu jox ma 12 pro max bi xam naa ne waaw loolu dañuy def merci beaucoup ce fut vraiment plaisir kontaan mbégte la ñuy am saa su ne di waxtaan vous avez même remarqué que émission bi gudd na waaye gudd gu am njëriñ la parce qu'on a bien parlé on a apporté des éclaircissements sur beaucoup de choses parce que c'était pas évident ñu toog ak ku mel ni Aboubacry Samb ñu nekk seen domaine waaye nekk ci seen période te duñu waxtaan mu leeral et puis ma kontaan ci ay réponses am l'émission a été vraiment naturelle ñu kaf reetaan merci beaucoup amis chers internautes de Dakar Buzz wax naa leen ko on a 1 million et quelques abonnés dafa ndaw quoi nañu continuer am ay 2 millions d'ici quelques mois ñu am 2 millions 3 millions whatever donc di bég ci ñëpp ñu ma àndal Baye Thiaye Malick Pap grand non may naa la ko sam waaye waaw xam nga nag foog ma tudd tamit suma sœur di ajaratu Dior Mbaye dëgg la gis nga ko sànq Dior waaw ndeysaan waaw Dior ku baax nit ku baax la Mala Fall Dior Mala Fall waaw ñu bëri dañ maa naan yow gis naa Dior ak sa soxna alors Dior moom sama soxna magam moom mooy borom këru Dior waaw kooku donc kooku jaar na yoon ñu tudd ko ci émission bi di ko nuyu di nuyu Doucouré tamit bu baax a baax frère Ndeye Fatou la xam nga lii day gën a dëgëral sëy waaw day tamit yooyu la faaw ngay jàmm alors je vous donne rendez-vous très prochainement ak keneen lay doon le temps ma woo ñi nga xam ne ñoom ñoo koy aw ñu ñëw fii Malick aca vous me le permettez ñëw leen baal leen ma rek may leen ma quelques kii rek après dama leen di jox micro bi man ma toogee nii noonu la woon mesdames messieurs internautes yu Dakar Buzz je pense bien que kontaan ngeen bëgg ngeen waaye itam am naa mbégte dalal ki nga xam ne moo nekkoon Aboubacry Samb ñu fekk ko fii nga xam ni fi lay nekk tout le temps parce que c'est normal nag kër jabar yi lay ndogo su ko deful rek ndey fa am fu mu jaar donc merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup amis chers internautes je vous donne rendez-vous très prochainement le temps d'écouter quelques notes de musique religieuse avec Aboubacry Samb et compagnie su ko defee ñu ñëwaat ci beneen yoon alors dama leen di bàyyi micro bi quant à moi je vous dis bye bye et à la prochaine biktafu xutubul xaafi xëy na mbay daan nga baynal mashriqi mbay daan nga leen gën yaa mam mbay sedd ngeen yagay gaga xutbu xaafi xëy ni baynal mashriqi
yaa gën a gën yaa gën man daan nga seede gën googo mbay daan nga mam mbay daan nga mam mbay seede leen yagay gaga xutbul xaafi xayni mbay nag mashiri yaa gën a gën yaa gën man daan nga seede leen googo dama njaaye yaayam waago waago daanekina gagay gaga xutbu xaafi xayni bayna mashri yaa gën a gën yaa gën man daan nga seede leen googo duñu mer foo ñu gis dañu ree di waxtaane Xalifa Mbay gagay gaga xutbu xaafi xayni bayna mashri yaa gën a gën yaa gën man daan seede leen googo génn réew mi demal ca biti yow mbaa nga soobu sigam mi te sax jën boolaak mu ne ba ma mbaya fi ne oo xutbu xaafi xayni bayna mashri yaa gën a gën yaa gën man daan nga seede leen googo waaw waaw yow génn réew mi demal ca biti yow mbaa nga soobu ci géej gi te sax jën moo laal mu ne ba ma mbaya fi ne seede leen oo xutbu xaafi xayni bayna mashri yaa gën a gën yaa gën man daan nga seede leen googo